wala yaay yoo xam ne seen doom yi tooxi doon bu ñu mënti def duñ ko gis ci loolu la ñu waxtaanee tey dans Société avec Larry Ngom. Vous êtes dans le Morning King. You morning people. Vous êtes dans le Morning King. Larry loolu doy na waar de. ëpp na voilà al tey ci loolu la ñuy wax ñi nga xamante ne dañuy jël seen doom yi lépp lu ñu mën ci def rek dóor nan laa ko mën a waxee sax même seen doom yi bu fekkee ne il file du mauvais coton dañ leen di jël di leen daal di nëbbal wala di leen suturaal te Olof Njaay nee na doom moom boo ko yarul rek bu màggee dina la jooy boo ko jooyloowul bu màggee daf lay daal di jooyloo d'habitude da ngay gis kenn koo xamante ne dafay nekk ak doomam nekk ci kër gi ñu daal di jël kenn joxe ko ci biir kër gi muy gënaat la ñaari doom yooyu ba loolu day daal di feeñ ci xale yi d'habitude mais ñi nga xamante ne mooy ñu ñu jurul rek dañ leen di considérer comme juruñu leen di leen def yu métti te xale da nga koy teel a yar da ngay gis ay yaay yoo xamante ne ñoom ñooy responsable seen doom yi lépp lu seen doom yi nekkee tey ñoom ñoo si ay dañ ci am ay part de responsabilité parce que da ngay gis sa doom nekk xale commencé di tux wala dara da nga koy arrêté bu dee dafa ragal papaam wala am na ku mu ragal ci kër gi subitement nga dem boole ko kooku ñu corriger ko dóor ko mu arrêté wala sa doom di naan parce que yaay moom moo gën a jege doom que papa ndax d'habitude am na bu léegi sax la àddina ne xale jigéen ñi ku si ñëpp jàng diplômé boo xëyee suba teel gàddu sa saag dem liggéeyi sa jëkkër aussi gàddu saagam dem liggéeyi bu njëkk ba suñu yaay yi ñoo doon toog ci biir kër yi nekk ay femmes au foyer ñoom ñooy yendoog ñun ci biir kër yi papa yi lan la ñu am dañuy dem wuti loo xamante ne moom la ñuy dundalee seen njaboot kon xam nga ne yaay boobu lépp lu doomam def xam na ko mais képp koo xamante ne sa doom mi ngi nekk si naka sudul noonu corrigé woo ko bés bu màggee di nga ko réccu ndax sa doom bu baaxee doomu ñëpp la waaye bu bonee dañ naan ndeyama bon donte sax mën na am yaay joo xamante ne dafa baax sa doom gis nga ko muy sàcc da nga koy teel a arrêté gan di ñëw ci kër gi muy ubbi ay saagam ak di jëlantoo di def ay affaire Seydina am na ñoo xamante ne bés boo jëlee seen benn xottu gerte bu jeex allah kulli alin ba kër dee moo lay tàqale ak sàcc dañ lay yàq léegi nag imagine nga sàcc yëfu jàmbur tombé ci koo xamante ne loolu la sa vie yëpp da ngay commencé di jëlantu da ngay gis ñen ñoo xamante ne mayte day toog ma toog sax ma ne cufit téléphone am bi daal di koy denc mu leer na ma ne man kii mi ngi may gis day ñëw ne ma Laari jox ma sama téléphone loolu du loo xam ne daf ko tay dañ ko def bu fekkoon ne yaayam teel na ko corriger est-ce que loolu noonu dina am ci moom du am ci moom wala nga nekk ci biir kër gi am na benn exemple boo xam ne xaw ma kan moom ma ko doon jox mère bi dafa teggi natt denc ko ci biir armoire am chaque jour xaalis bi di manqué mu ñëw ne moom doomam du jël fekk doomu jàmbur mi ngi woon ci kër gi mu daal di dem jiiñ ko doomu jàmbur bi dem ci sëriñ ne ba kooku yàq ko ndekete doom bi moo jël xaalis bi léegi kooku dafa continuer doom bi dafa commencé yàqu continuer di sàccek di def yooyu gis nga sa doom muy ànd ak ñoo xamante ne neexu la yaa jur sa doom juru la nee ko diw ba mu ñëw nga ne ko ñii bëgguma nga ànd ak ñoom dama ciy jël ñooñu sax buñ fa ñëwee dama naan leen dem leen ngeen toog seen biir kër tu as raison man loolu dama koy def heure jàng bu jotee sama xaritu doom yi ñëw sama kër di seet dama naan leen dem leen ngeen toog ngeen jàng ji seen leçon heure foo dafa am heure jàng dafa am bu foo jotee nga bàyyi leen ñu dem foo bu jàng jotee nga bàyyi leen ñu dem jàng mais li gën a bon mooy di làq sa yow sa doom yëg nga ne sa doom mi ngi commencé di làmbaatu jànk bi ci biir kër gi nga ne du sama doom protéger ko mu sàcc yëfu jàmbur nga protéger ko mu xeex ubbi bëtu jàmbur nga protéger ko léegi bu ëllëgee kooku bu nekkee benn voyou boo xamante ne day def di va et vient entre prison ba ak kër ga nekk koo xamante ne non seulement un vaurien lay doon bu ma nee vaurien mooy koo xamante ne mënul la fajal sa soxla ku tekkiwul dara rek mënul fajal boppam ay soxlaam dina dund ba dee du sax xalaat ne dafay takk jabar gis nga Seydina am na yenn affaire yoo des fois da ngay gis ay nit ñoo xamante ne damay jël exemple des fois man je me pose la question à savoir ñii bi ñu nekkee xale seen parents yi fan la nekkoon exemple bi may jël guddi à partir de 23h demal place de l'indépendance ci jaaykatu kee yi mais chaque jour que jëfee ak numéro boo xamante ne da nga ko fay gis dalee leen ne ñii dañu juddoowuñu xel mu naqari dañoo fowee seen ndaw ba lii dab leen est-ce que comprendre nga li ma leen di wax Seydina 23h bu jotee rek jàpp 1h du matin demal leen place de l'indépendance chaque jour ak benn tête bu bees boo fay gis koo xamante ne ku ci ñëw mi ngi toog fee di waxtaan di kii may ma 100 francs di tux fii ñii di 15 est-ce que ñooñu dooma ne ñooñu dañoo ay ñëpp mënuñoo dund ci seen yaay yi yaruñu leen wala seen ay parents yaruñu leen est-ce que bu fekkee ne dañ leen teeloon a jubbanti loolu noonu dina leen dal sa ndaw boo ko foweewee am ñu la siy jàppe allah kulli alen ci torox tànge ngay deewee ba kenn mënul ci loolu dara parce que fii qui sème le vent récolte la tempête
munoo ne nii damay am les bras croisés toog nekk benn xale boo xamante ne lu ma neex laay def wala xale bi ñëw damay teel a ba am na ñoo xamante ne seen doom dañuy dem ba ay fi réew mi toll yow sa doom di nga xoole muy yem ay CM2 mel ni année yu yàgg ya nga toog di ko seetaan non seulement wutaloo ko métier man boo bàyyee jàng dama lay yóbbu nga dem defi menuisier bois wala aluminium wala mécanicien wala leneen ak leneen au moins nga xam ne yow mii am nga benn métier mais da ngay gis kenn koo xamante ne day toog bàyyi jàng mën na bàyyi jàng ay weer papaam sax du yéeg na bàyyi na jàng ci biir kër wala bulletin am ñëw mu am benn sous-moine yaayam daal di koy jàpp yóbbu ko ba ci benn informaticien boo xam ne da nga koy ñëw fay mu defal la bulletin boo xamante ne dafa am moyenne bu baax ñu dem changer la beneen école léegi loolu kan nga koy def laari am na benn foofu laa doon bëgg ñëw si sax c'est que problème bi mooy léegi suñu génération bi suñu doom yi ragalatuñ ñu c'est différent xam nga avant suñu yaay yeeg suñu pap yi dañu amoon napp maanaam am benn comportement bu ñu amoon vis-à-vis de ñun am jot bu ñu amoon vis-à-vis de ñun sa parent dina xëy di liggéey sax mais bu fee ngay dégg caabi oto bi ba tànk yi ñu ne coot ci bi kër gi balaa moo yegg mais il y avait quand même une distance entre nos parents et nous avant waaw c'est ce que je suis en train de dire mais distance boobu noonu moo nekkoon li gën ci ñun mooy respect bi parce que tey y avait ce respect là mooy tey da ngay taxaw toog ci kër gi nga nekk ci say tojaange sax xam ne heure papa léegi mu wàcc 5 heures a ngi waaj a jot nga ranger sa bopp ba ne correct toog parce que xam nga ne bu duggee ci kër gi sa jàmm jeex parce que daawuñu may kenn dara laari donc mais tey suñu génération bi on chouchoute tellement nos enfants on leur met tellement dans le confort xale yi ragalatuñu parce que justement on fait des enfants très tôt suñu doom yi suñuy morom presque la ñuy nekk parce qu'on fait des enfants maintenant à 22 ans 23 ans xale boobu noonu bu juddoo ci encore gamine da ngay bëgg dund ak moom loo xamante ne dundoo ko woon ak sa parent tu ne protèges pas cet enfant là parce que da nga koy may liberté wu mu ñeme la te xale bu la ñemee rek day jàpp ne sama yaay de façon du ma def dara te amatuñu jotu dóor amatuñu jotu yar xale mën na la ñeme al may ma tuuti balaa may fàtte xale mën na la ñeme te am nga am ak moom limite parce que tamit am sa doom mu ragal la loolu ça ne sert à rien damay jël exemple bi ci ñun gis nga ñun sama papa moo gënoon a tàng kaani bu ci bët kenn ñemewu ko woon yëpp bu toll ni tarfatal ay ni ba ngay def naka sudul noonu imagine des fois dañ daan def ay affaire di wax sama yaay dimbali ñu ngir yàlla bu ñu boole xanaa sama papa bañ a ñëw moom ci kër gi mooy tax ñun loolu sama papa du ko yëg bu ñu toogee dina ne ko laari def na lii rawaan def na lii patati patata ku nekk def na lii mais loolu daf ñu cee dimbali imaginer bu ñu defoon benn affaire balay sama papa di ñëw ñu toj kër gi sama yaay dimbali ñu dañ naan sama yaay daf ñuy dimbali beneen yoon bu ñu ko defaatee sama yaay daf ñuy dimbali mais aussi loolu dañ ko ciy sant di ko ci gërëm léegi damay raj pour ma kii joxe benn contribution bu ndaw c'est-à-dire que man je me dis man je suis père de famille j'ai mon épouse j'ai des enfants je prends le temps de les éduquer de leur inculquer ay valeurs wala di nga xam ne dañu vivre dans la maison correctement te suñu génnee ci mbedd bi li nga xam ne moo gën a am solo ñu xam nañ naka nañu war a comporter en société respecter nit ñi deuxième aspect avant famille dañ ko doon hiérarchiser dafa am taaw mooy substituer aux parents mais taaw bi pour que mu mën a substituer aux parents il faut que parents yi responsable bañ a di nax seen bopp ci seen doom nu mu mel di def la part des choses exactement il faut être lucide par exemple sa doom loo ko bëgg loo passionné bëgg sa doom bëgg ko couver hyper protectionnisme boobu mais xoola saa waay il faut arrêter su defee laka su dul noonu corriger ko parce que kenn ku mënu koo gën a bëgg ko yow mais tamit xoola comme tu dis mën nga ñëw gëmb si yu bëri daf koy sànq et loolu moo gën loolu nag moo am dans cette société là malheureusement leneen li gën a garaaw li nga xam ne fi gis nga yar bi ñu amoon ñun ak suñu waajur yi ak yar bi ma gis nii léegi bokkul xam nga la moo tax gis nga si yaay yi léegi nii ñoom ñoo gën a yaree du ko xale yi donc mënuñu leen yar est-ce que dégg nga baax li ma la wax c'est-à-dire du question dama leen di def quoi que ce soit mais ñun suñu yaay man je me rappelle à l'époque suñu yaay ni ñu doon tàggoo suñu papa yi ak ni ñu doon doxalee ci kër gi dana doon de sorte que ñun on est obligé ñun aussi ñu doxal noonu parce que suñu yaay ci boppam moo ñu njëkk a woon ne moom dafa ragal suñu papa man je me rappelle à l'époque suñu yaay moom moo ñu ci moom lañ njëkk a gis ne moom dafa ragal suñu papa. dafa respecter sa papa. bon oui respect la du maanaam ok bon waaw quoi voilà jox na ko cël boo xam ne boog en tout cas man ni ma gis sama yaay bu sama papa di wax sax day ne tekk di ko déglu du ci teg baat du jéggi baat du wax dara donc ñun aussi bu sama yaay ne naa leen boole sama papa c'est comme sama yaay moom moo ñëwewul sa papa kon ñun moom sa papa dafa ñëw waaw moi je me rappelle à l'époque c'est comme ça mais léegi booy léegi nii non seulement dañuy xulli seen jëkkër yi di leen roof bët wow bët amuñu yar mais ñoom bu ñu amul yar mais mënuñ xale yi xoole ci seen biiru yaay la ñuy reewee fa la ñuy yàqoo donc parce que ñoom ñoo mel noonu
Seydina li muy wax xaw naa ci d'accord. non mais c'est dëgg vrai la may mais c'est vrai. moo jox la benn exemple dépend. gis nga C'est Seydina des cas. li mu wax dafa am de gis nga da ngay gis bu njëkk ba sa jëkkër da daan tiim ku ci mel ni sama papa par exemple sama papa nekk nit ku tàng toog di wax ak sama day wax yoo xamante ne yow mi di doom je veux pas dire que ni sama papa noonu la mais damay jël exemple bien sûr, su carrément. ma jël exemple ci keneen di tooj imagine tey sama papa tiim sama yaay di wax mu nekk benn koo xamante ne comme li nga wax ragal na wala respecté na day toog ne tekk waay jàpp billaahi donte moom jëkkëram li muy wax tegu ko ci zaahir tegu ko ci baatin des fois sax moom moo nekku ci dëgg moom mooy tooñ mais jigéen bi sama yaay danaan patt rek toog bu paree mun a ko baal ma wàcc la suuf imagine tey benn laari wala benn mayte nga tiim leen non pour rek bu wax la ne jamono ni mu changé kon xam nga ne yaay boobu noonu sama yaay boobu di def noonu man nag samay mag ak samay rakk amuñu fitu sama papa ak sama yaay di wax ñu ubbi sama gémmiñ mais léegi da ngay mais Lari il faut aussi souligner une chose. mais li un Seydina wax couple laa non koy non fekk il faut souligner une chose nit ki mënuloo bañ a am dëgg ba pare di rëy làmmiñ mais kaay ma wax que nga la nekk jëkkër wala jabar ça n'a aucune importance. ah loolu ci léegi la xew al Oui, mais- al loolu li nga wax gis nga suñu papa yi on pense comme ça nous. non non mais suñu papa yi moi je me rappelle gis nga problème sax da doon am paa yi ñëw sama ñoom maam ñëw donte comme lii laa wax de sama papa mën na bañ a nekk ci kii quoi def affaire du père de famille caprice de Kilifa. père Affaire kilifa. mais paa yi bu ñu ñëwee day ne sama yaay yaa nekkul ci yoon jugal nga sukkal ko kaay ma wax la benn ba pare gis nga bu ko sukk xam nga léegi li gënoon a grave bu njëkk ba ca pénc ma lañ leen daan yóbbu daal di dem toog ñu jubóole leen ñëpp village gis ba ko wala ba pare ñëpp xoola al bu ñu jubóole Égalité. xoola al bu ñu jubóole non fi ay égalité bi mu amee la xale yi yàqu nag Mais kaa non. xam mais si il faut choisir la femme qu'il fii faut. là pas la femme qu'il faut xam nga la femme qu'il faut mooy lan mooy jigéen de elle doit être soumise Waaw. yaru am kersa bët mais léegi gel yi amatuñ ndoxu bët xudd lañ ñëwee di la xool kat bët Après demain c'est la journée internationale femme. Ban journée- su dee nag laa lay au code du village. très jeune aussi. Mais ce Tu n'est sais, pas le ça. problème. moo tax amu leen yar Le problème est que Yaruwu leen. suñu mariage yi léegi elles sont très on est très jeunes on se marie très jeune. ma ne dañuy jeune dina doxaanante bay si mën nga bay am doom waaye may la ñu jàmm waaye déglu nga ma. non quand je dis jeune Marie-Thérèse. mooy avant da nga daan gis suñu am na ci ay parents yoo xam ne teel na ñëw sëy mais boo gisee différence d'âge bi daan am entre ñoom ak seen jëkkër yi da daan bëri. Ay Bon, 10 ans. Aujourd'hui on a des différences d'âge d'1 an à 2 ans donc dañuy nekk ay morom gis nga nekk morom boobu moo ci graaw parce que Maïté. man tey bu ma xamee ne sama jëkkër man ak moom man nekk ay morom am na nu muy waxee ma ne ko saa waay benn genre dama koy xoolee bëtu benn at nga ma magee quoi loolu non même loolu pas benn xam nga lan ngay bul ne benn at nga ma magee da ngay gis sa jëkkër boo xamante ne yéen ñaar 2 ans ngeen magantee Saliou ñu ngi la 4 minutes. ngeen bokk école defandoo amour collégien collégien lycée ngeen génn lépp ngeen génn da ngeen dem ba da ngeen di séq ay affaires yoo xamante ne da ngeen di saagawante seen biir di waxante ay affaires yoo xam ne leer na ne yow lii boo jugul ci loolu doom yu barkeel doo ko am ndax li ci far bu ci jëkkër borom kër sang la dañuy waxante rek dëgg te yàlla tax une fois nga nekk ak sa jëkkër da ngay yow da ngay jàpp ne sax kii du sama jëkkër sama far la yi ngeen doon defante ci biti ngeen di continuer di ko dund or que ne yaa ngi sànq sa bopp parce que loolu say di parents sànq say njaboot tàgg sant moo baaxul daal. te bu njëkk ba da ngay gis Jigéen. Seydina day jékki-jékki rek ñu ne ko yow kat sa doomu ndijaay diw demal nga takk ko kooku bu ñëwee di la sëyal day am benn kersa boo xamante ne day dox léegi da ngeen wow bët léegi lan mooy problème Woo bët léegi ngeen ñun def. dañoo ñàkk da ngeen kersa wow bët ñàkk kersa amu leen kilifa yarediku may ñu waaw mais xam nga la dëgg xoolal xam nga naka gis laay tëjee nga wax. exemple baa ngi nii exemple baa ngi nii waxaguma mën a may ñu jàmm xam naka laay tëjee xam naka laay tëjee dama leen xoolal ma lii Mais xoolal, oui ma li ma doon wax li ngay wax ni yëpp dundoo ko parce que tànnaloo jabar bu mel noonu bon may ñu suñu jàmm. mu ne oui ma ah est-ce que yow doo génn aussi ci li may wax ak yi oui ma gis bàyyil di leen jëm a fanal quoi yow heure bi jot na. Seydina ah. man jàpp naa ne comme li ñu wax rek nit ki am na loo xam ne boo ko jàngee sa biir kër ak nu mu mun ci demee di nga dem ba mujj bi di nga xam nan nga war a comporter wooyu tey suñu parents yi tey am na loo xam ne inculqué nañ ñu ko maanaam gis nañ ko ñu dund ko kon ñun dañ ko war a dund buñ ko dund daf ñoo neex ñàkk jom la nag waaw parce que man par exemple sama yaay sama pap benn at lañ magante 1 an lañ magante mais respect boobu man moom laa gis ci ñoom tamit dëgg. malgré que ñu nekkoon ay moroom donc man tey su ma demee ba naan damay def lu ma neex sama biir sëy wala di tontonteeg yooyu noonu Absolument. kon maanaam jéemu ma woon jàng parce que Absolument. wan nañ ma lu baax mais man maa décidé ne man laa di tëjal kii bi il est voilà 34. balaa may tëj may te li nga wax yëpp d'accord naa ci mais léegi jamono moo changé gis nga suñu papa ak suñu yaay nañ leen bàyyi tranquille gis naa benn xale boo xamante ne dafa jógee ca Gànjool ñëw sëy si Ndakaaru toog na fi benn 1 an boo xam ne soxna jaara la woon mais une fois ñu wutal ko liggéey ci benn bërëb mu commencé di sol ay jiinam def xale bi dem na ba fi may waxee nii dafa jël ay bagage am dem na génn kër goro parce que fuggu Dakar bi dugg na ko ba mu commencé rakkaaju est-ce que yaa ngi may dégg voilà tey nag li lañ leen indiloon ci seen rubrique société Waaw. di wax ne yaay nañ bàyyi nëpp-nëppal bi c'est Voilà, pour nos c'est bien important. képp koo xamante ne def na dara nañ ñu corriger Absolument. parce que bant ci tooy tooy bi lañ koy dëgg jubbanti la.
ku ko ci deful nag di nga sànq sa te njaboot. papa yi ak yaay yi su fekkee ne amu leen temps liggéey dafa leen tënk hiérarchiser leen famille bi kii mooy taaw may leen ko cër jox leen ko cër moom moo ñu représenté parce que loolu dafa am leen nekk lu am solo te dafa nekk relais relais bu jéggi doy mais nag na taaw bi mët taaw. di voilà profitoo nag di nuyu ki nga xamante eh ne moom heure mooy bi jot na yow Aïcha Dab